ñuy wax kasaw ko Sénégal li ñu war a wax bari na gis nga ñooñu lépp lu laay ci Abdoulaye Wade 2024 réew mi dañ leen fa jëlee raxas leen fi. am na fi nga egg aussi sori na de. déedéet parce que li laal ci Abdoulaye Wade. waaw du rek ay politique. ak la non bari na ñeneen ñoo xam ne. laal nañ ci Abdoulaye Wade duñu ay politique. waxal ma ku ca laal ba man naa la wax par exemple lenn sunu suuf si nga xam ne da koo saaxee ci sama livre yëpp bu ci nekk dama ciy accordé chapitre ni mu saaxee sunu suuf si loolu am nañu ci am responsabilité suuf soo xam ne ñëpp a ko bokk le domaine public ñëpp a ko bokk yow man paysan ba ca kokki nangam nga fab ko daggate ko jox ko ñoo xam ne ñii ku ca nekk ba nga koy jox xam nga ni ma ngaa ki kër yu dul jeex ma ngaa xaalis yu dul jeex nga daggate ko jox leen ko ma ngi ko commencé ca zone de captage ba muy soog a ñëw lépp la dagg jox ko ministre député kenn desut te kooku du temps des socialistes ba ñu ko bëggee tax dañ ne non non. d'accord parce que zone de captage la dañoo ba ñu paddoir fa la ñu ko bëggoon a njëkk a def yow nga ñëw daggate ko joxe fii réserve foncière Foire c'est extraordinaire ce que Abdoulaye Wade a fait je le dis bu ma ko waxee nag bu ne dama leen c'est entre inspecteur des impôts inspecteur du trésor douane ministre directeur nangam chef religieux généraux officiers supérieurs officiers généraux ñoom rek ñoo saxaxa suñu tool yi te ñoo xam ne mën nañ seen bopp ba pare léegi gone goo xam ne gii un jeune couple boo xam dañoo war a tabax mu. léegi xam nga lii citation mën na la ci fekk. suba nañ ak non dama ni. waaw par exemple da nga tudd. je le répète wax ay corps yoo wax. je répète waa déglu ma wax la ma yombal leen. waaw xam nga man préfacé naa livre rek ñu yóbbu ma tribunal. waaw mais non xam nga da nga déglu cité ay léegi gën a garaaw. déglu dama lay vas-y. kaay dama lay wax ma ni Pape sa gestion foncière est catastrophique. non xam nga par exemple wax. waaye déglul ak ay preuves dafa am importance. déglu ma la déglul. li ngay wax. ñi ñu ko jox dama ni. waaw ñi ñu ko jox ñi ko saaxee séddoo ko mooy inspecteur des impôts inspecteur du trésor inspecteur nangam officiers généraux officiers supérieurs ak i chef religieux ak i notable du yow du man wala boog ñu jege Ablaye Wade wala ñu jege Macky Sall maa ko wax waaw. d'accord donc nga assumé lu la ci. mais non loolu féete na bor. loolu kay wax nga ko parce que da nga cité ay corps wax ko tudd ko. mais c'est mu leerante. d'accord alors xam naa ne bu ñu taxawee ci loolu dinañu jëlal temps bu am solo te am na aussi actualité lu ñu ci bëgg a aborder bu yàggul président Macky Sall def na benn génn gëj na sax def yenn sortie yi mu def ko ci France 24 sortie boobu dañ ciy jukki rek ay kaddu yoo xam ne wax na ko ci wax na ci lu bari nag. wax dëgg yàlla wax na lu jëm ci événement yi nga xam ne moo fi amoon mu wax ni loolu dootu fi amati muy événement mars yi mooy yi nga xam ni daanaka 8 mars la woon mu nekkoon événement yu tàngoon ci bi nga xamee ni convoqué woon nañ ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi mu waxee loolu que lu mel noonu dootu fi amati. nan nga déggee kaddu yooyu. man de bu ma doon président de lu ma def noonu dem ba France ànd ak Ablaye Mbaye Peex di tëkku maanaam ji nga Macky Sall. non ñaari sorties yi bokkul. ok c'est-à-dire non bokkul. c'est-à-dire bële ci la doon wax ni kenn mënu ma xoxotal. waaw fii par exemple dafa wax beneen bi ci mooy sortie bi mu def. France 24 waaw c'est différent. ok France 24 lu mu fa wax nga ni. bon wax na lu jëm mais ci dafa répété rek parce que fële dafa noo tëkku c'est la même chose. France dafa noo tëkku yow ñu tegle ci boppu xeet nga war a yemale ñëpp nga dem ba foofa dajale sa waa kër naan leen c'est extraordinaire dafa xaaj sénégalais ñaari pàcc ñi ànd ak moom lu leen neex def ñàkkuñu dara ñi àndul ak ñoom lu ñu def ñoo tooñ voilà la gouvernance de Macky Sall te loolu la wane France 24 loolu la wane France fële. mais li mu wax aussi que lu mel noonu dootu fi amati. mais loolu ay garantie loolu la ñuy xaar ci président fitna bu mel noonu. ay nit ñàkk ci seen alal damay fexe ba loolu ay nit ñàkk ci seen bakkan. damay fexe xam nga la ko indi. te kaaraange askan wi ak seen alal mu war a nekk ci loxoom. waaw est-ce que kaddu yooyu aussi nekkul kaddu yu war a dalal xelu askan bi. man day dalul sama xel
dem naan léemoon man bu doon mën a mais bu doon mën a déglu li ma wax bu doon mën a jarul ma ko damay fexe ba dootu am du ma ko wax jarul wax moom wóolu na boppam xam na ne dootu fi am jarul wax parce que bu waxee day yee fitna te la mu waxoon la mu waxoo ak ku mel ni sëñ Muntaxa wax ko feneen loolu rek waroon naa tax wax loolu ma ni même loolu bu ko naree bu ma doon moom du ma ko wax damay xam la ma xam lii kat am na fi sàgganoon na lu maanaam dootu fi am waaye du ma ko wax parce que wax ko yee fitna la. waaw mais ci yow yee fitna la. waaye war na dalal xelu askan bi tam dalul en tant que président de la République dalal xel. c'est-à-dire que non yow yaa ko jàppewul dalal xel déglul dama ne jër def ko nag xam na boppam il ko ne xam na apprécier na force yi ma am ak yëpp wóor na ko ne loolu dootu fi am na ni tekk rek di def fii fa dootu fi am bu fa demul kenn dootu ko wax. d'accord c'est tout. am na leneen loo xam ni itam yëkkati na ko fa mu jëm ci diggante lu aju ci mbiru amnistie fait yi nga xam ni moo làmboo mbiru Karim Wade ak mbiru Khalifa Sall ba ñu tudd leen ñoom ñaar nommément bi nga déggee loolu itam am nga ci jàngat ci wàllu woowu. ji nga Macky Sall la mu waxoon ak noonu bu ko defoon lii lépp mën nañ fa bañ a jaar bu defoon la mu waxoon wala yàlla xam na ko ne. la mu waxoon c'est-à-dire. la mu diggee woon lépp bu ko waxee woon na mu diggee woon moom la yore réew mi par rapport à la corruption par rapport au détournement de deniers publics la mu ne woon bu ma ñëwee dana xeex ger dootu fi am képp koo xam ne kii ger nga wala détour nga dana yoon dana ko defanteeg yéen te d'ailleurs danaa teg kuréel goo xam ne gii mooy OFNAC fekk mi ngi jàkkaarloo mu ne leen na ngeen moytu seen bopp yéenaa CREI yi parce que CREI yi Abdou Diouf ko fi indi woon 1981 bàyyi ko fi dem Abdoulaye Wade ñëw mu ni ñu moom mu ñëw dindi ko mu ni yéenaa CREI yi teg naa fi kuréel guy saytu guñ naan OFNAC. CREI nga nekkoon fa aussi OFNAC. nga nekkoon OFNAC yow. bu wér a wér. ok dégg nga. CREI yi pour ñee la waaye OFNAC pour nun la. je ne défendrai personne. du maar kenn je ne défendrai personne. ba mu ñëwee daf la mu waxoon ak li muy def dafa mel ni yàlla ak yàlla. non lu aju ci amnistie bi. déglul dama ne bu defoon lool bu ñëwoon jaarale lépp ci yoon. ba ñu def seeni enquête la ñu def ba ni ñaar fukk ak juróom yi ñoo saax-saaxee sunu alal jël nañu nangam am nañu sax 4000 milliards. loolu tàcc woon nga ci ba mu waxee loolu. ma ne bi mu waxee loolu tàcc woon nga ci. ah normalement de loolu kay ku ko dégg war a kontaan ci yoon waaye mu def ca kii après génn ca dama ne bu ko jaarale woon ne bàyyi koog yoon laa la wax jërul sax CREI yi wala jërul CREI yi justice ordinaire rek ñooñu mu cité ñëpp jàpp na leen te boo leen jàppoon ci yoon tëj leen ci yoon kenn du xalaat affaire grâce kii amnistie pourquoi yow seet nga def ngay gëstu ba xam ne sunu réew mi ñoo ko luubal nga bàyyi leen ak yoon daan leen kenn dootoo affaire grâce ak affaire kii ay caaxaan la lool boo gisee ñuy wax grâce ak kii c'est que dafa jaareelul mbiri yoon dafa leen ci génne ñoom ñaar rek génne Karim je n'ai pas beaucoup de machine pour lui mais génne ci Karim rek def ko loola après gracier ko génne ko réew mi Karim kii mii mu yónnee fa inspection générale d'État mu fab